njëgu courant bi. waaw mais xam nga ñun yokkuñu courant bi benn. parce que loolu aussi il faut ñu leeral que si nit ñi ñuy déglu parce que courant bi dafa am njëg bi mu am mooy li ñu koy lakk. maanaam pétrole bi ñuy jënd machines yi koy defar machines yi il faut nga jënd ko. ak maintenance bi am investissement bi ñuy def si réseau bi mooy poto yeeg câble yeeg li mu àndal. am salaire yi loolu nag. ni courant bi doxe fii ci Sénégal depuis 98 gouvernement bi dafay def ñetti at yu nekk mu ni Senelec yéen li ngeen mën a am ci xaalis ci ñetti at yi tant de milliards la moom laa leen di jox ci tant de milliards boobu moom ngeen wajar liggéey nangam ci courant mayuma leen ngeen coupé ñaata ci waxtu bëgg naa courant bi yegg ci tel quartier muy li ñuy wax contrat de performance dañu koy signé ñun ak gouvernement bi mun ko signé ñu xayma li mu ñu sant ñaata la war a jar ñu toog ak ki nga xam ne mooy actuel gouvernement bi mooy commission de régulation ñu xool ñun li ñu wax est-ce que jaadu na wala jaadu bu ñu demee ba xool ni prix bi Senelec jaadu na ci prix bi nga xam ni moom la courant bi di jar ci waxtu boobu ñu xayma ñaata la Senelec war a jot ci ñetti at yi bu ko xasee ba xayma nag kenn doot ko laal en tout cas ni ñu koy xaymaa kenn doot ko laal loolu nag la def depuis 2017 depuis 2017 xayma nañu xaalis bi nga xam ne at mu nekk Senelec warul jaay courant bi lu ëpp lool léegi nag bu ñu koy xayma courant que pétrole bi dafa am si fu mu toll woon dafay changer machines yi inflation mondiale bi dollar bi day changer parce que ñun defaruñu machine dañu koy jënd yooyu mooy yi nga xam ne dafay ñëw changer prix bi nga xam moom la ñu waxoon. moo tax ñetti weer yu nekk dañuy xool prix boobu fan la war a toll. bu ñu ko xoolee nag xool ni la ñun liñ ñu waxoon mënatul def loolu gouvernement bi si boppam mooy xool est-ce que li si manqué man mën naa ko génn sama poos fayal ko nit ñi bu boobaa li ñuy jaayee courant bi du changer. wala man attanutuma ko kon damay jël benn wàll nit ñi jël benn wàll léegi li xew léegi nag bi ko gouvernement bi day def ba léegi nag. gouvernement bi gën a ni si poosam lu mat 380 milliards depuis 2017 di ko versé nga xam moom lay dimbalee nit ñi. léegi bi mu xoolee léegi fi ñu toll nii nga xam ne dernier trimestre yi moo des à partir de 2020 beneen cycle la ñu yore nga xam beneen formule mooy ñëwaat ñu gis ni ba octobre manqué na presque 90 milliards te boo su boolee diggante octobre ak décembre dana manqué 101 milliards. gouvernement bi nekk li des ci at mi muy 12 milliards man sama bopp man maay fay 10 milliards 2 milliards yi fi manqué nag moom laay yokk ci courant bi comme ça nit ñi jariñoo courant bi fay ko loolu moo indi yokk njëgu courant bi mais lu yokkul li Senelec di jot. li Senelec di jot mënul yokk. mais manquement boobu noonu muy koppar boobu léegi ci askan wi lay retourné maanaam askan bi ñoo koy fay moo waral la ñu daal di yokk ci 10% ci basse tension bi. waaw mais c'est-à-dire que askan bi fay ñu lépp wax naa léegi ni 12 milliards moo manqué. 12 milliards yi bi ko gouvernement bi xoolee dafa waroon yokk courant bi 26%. 26,3% moom la ñu waroon yokk pour que 12 milliards yi nit ñi fay ko gouvernement bi ni 26,6% nit ñi attanu ko man naa jël 10 milliards yi mu des 2 yooyu nag moom la séddale nit ñi. 2 milliards kese moom la séddale nit ñi. comme ça monsieur Dieye lan moo li waral peut-être laaju Fatoumata mooy sénégalais yi ndax ñoom ñoo war a fay déficit boo xam ne Senelec moom moo ko amee. non du déficit loolu laa li ma lay wax moom boo ñëwee léegi pétrole ñun boo jëlee Senelec bu ko gouvernement bi joxee 100 francs. maintenant téeméer yi nu gouvernement bi jox 70 francs yi combustible lay jël pétrole tout de suite buy ñëw dañuy dem ci bitim réew jënd ci pétrole bi lakk courant bi. 20% yi ñëw moom mooy defar réseau yi ngay gis ni câble yeeg gas câble yeeg ba courant bi ñëw sa kër ñu jënd compteur dafa las mu des 10%. 10% boobu si la ñuy fay salaire yi si la ñuy fay ña fay liggéey si la ñuy fay prestataires yi lépp lu Senelec di def nga xam ni bokkul si jënd courant bi ak dafa courant bi si 10% yi lu gouvernement bi jox mënuñu ko passé. donc du Senelec si boppam njëgam li ña fay liggéey wala li muy fay ña fay liggéey moom mooy problème bi mooy boo jëlee pétrole boobu doon jël $40 tey ma ngi si $65. alors léegi 65 boobu boo ko xasee ba def li ciy manqué xam nga njëg bi muy defar dafay yokk
li ciy manqué si njëg boobu kan moo ko war a fay est-ce que kiy lakk courant bi di ko jariñoo moo koy fay wala waa Sénégal yëpp ñoo koy dindi si seen poche jox ko moom mu lakk si dara. waaw loolu moo tax ñu laaj la loolu bu ñu gisee tey ngeen ne yokkute bi dafa am ñoo xamante ne ci ñoom lay dem ñi nga xam ne ñooy les ménages à faible revenu di yegg ci ñoom. gis nañu ne entreprise yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal tey bu ñu yokkee est-ce que tey loolu du ñëw ci li nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi ci boppam ndax tey bu fekkee société bi nga xam ne da nga koo yokkal facture am mu war a lakk mburu wala tey mu war a defar farine beneen société boo xam ne dafa war a defar ciment loolu tey est-ce que du nekk ne sénégalais yi ba tey ñoom ñooy fay loolu nga xamante ne Sénélec teg na leen ko. Sénégal courant bi ala kulli haal sénégalais yi ñoo koy fay industrie yu mag yi ñëpp koy fay. parce que subvention bi gouvernement bi di joxe bu ñu waxee ne gouvernement bi joxe yow sa impôt ngi si sama impôt ngi si impôt kii ngi si. donc dañuy wax rek mais courant bi sénégalais yi ñoo koy fay dañuy wax kay yow lan ngay génn sa poche léegi fay ko si yow li ngay lakk ak lan la ñuy jëlee si poche ñeneen ñi dimbali la ko si yow li ngay lakk. loolu mooy problème bi mais courant bi amul beneen xaalis buy jóge feneen bu dul biir si Sénégal donc léegi comme que gouvernement bi attanatul dimbal bi muy dimbalee ñi am courant yi bàyyi ñi nga amul courant parce que am na ñeneen ñu amul courant ñu bokk ci dimbal boobu nga xam dañ leen di jël seen xaalis di la ko jox di ma ko jox di ko jox ñeneen ñi lakk courant ñooñu léegi ñu dindi lépp ñoom ñu joxe seen wàll mais du gouvernement bi mën na wax ni ñi nga xam ni ñun ñooy lakk courant bi di ko jaxe ñoom ci suñu kër di ko jëfandikoo y compris usines yi ngay wax sociétés yi parce que ñoom it courant bi leen utiliser ñooñu ñëpp war nañu joxe seen wàll participer si nan la ñuy defaree courant bi wala li muy jar léegi. Sénégal bu ñu ko déggee mu yàgg vanté wu ci ay performance am ay résultats yoo xam ne am na ko tey ñu taxaw ne Sénégal dafa am manque à gagner boo xam ne faaw mu wuti ko est-ce que du jaaxal askan wi. waaw peut-être ñi déggul wala ñi xamul li nekk ci biir moo ci nekk. parce que boo seetlu woon dëkk yi ñu wër. parce que courant bi bari nañu dëkk yoo xam ne dafa mel na ñun ñoom dañuy dem di jëndi pétrole comme ñun boo fa demee dëkk yi ñu wër yëpp amul kenn koo xam ne courant moo gën a yomb courant Sénégal ba mu des ñi am gaz amul kenn koo xam ne mën na toog journée ba journée bi jeex ñu ni dëkk bii kenn coupé fi courant parce que loolu xaalis lay jar te 2011 bi nu manifestation yi amee nit ñi ay 4 heures de courant la daan am par jour li indi 2011 4 heures de courant ba tey nit ñi war a toog pendant 1 mois kenn coupé wu leen ay milliards yu bare la yoo xam ne moom lañu def ci réseau bi def ko ci usines yi defar courant ba tey ji loolu mënul am loolu nag nit ñi ñoonu confort boobu nga xam ne moom la Sénégalais yi soxla boo nekkee fii di def sa émission du coupé doo utiliser sa groupe doo def leneen confort boobu xaaj bi muy jar mais nit ñi nga xam ne ñoo koy profité war nañu jël tuuti ci li ñuy am dugal ko ci loolu rek la gouvernement bi def. alors balaa ñoo dem ci maître comme ni nga koy waxee ñiy consommer peut-être ñoom ñoo war a fay mais am na loo xamante ne également dafa xaw a lëndëm ci bëtu askan wi moo di souvent dañuy dégg ñu ne que ñiy liggéeyee ci biir Sénélec eux-mêmes soit ñii duñu fay courant wala dañu am pourcentage boo xamante ne dañu leen koy wàññil ba nga xam ne ci dafay gën a oyof ci ñoom alors ñaari 2 poids 2 mesures yooyu est-ce que également du indi frustration. mooy loolu it si ñàkk dégg rek la parce que amul nit koo xam ne société bi ngay liggéeyee amoo fa ay avantages. boo demee ci ndox bi boo demee ci téléphone bi boo demee ci banque bi ba yéen ñi nekk ci peut-être télé bi sax am na wàll boo xam ne bu ngeen soxla woon télé bi tey di def ay tàgge wala la li may fay yéen bokk lu ngeen fay Sénélec ñoom amuñu lu courant moom dañuy xëy guddeeg bëccëg di ci liggéey gouvernement bi waxuñu bu nu fay agent Sénélec bu nekk dafa am facture bu muy fay mais am na lu mu ñu wàññil ci fay boobu may fay boobu du ñun rek boo demee Côte d'Ivoire boo demee France sax ñoom dañu dul fay faf France amul benn agent EDF bu liggéey ci électricité France buy fay courant wala muy fay gaz. agent Sénélec ñaata agent Sénélec non loolu du ma ci dugg parce que. dama lay wax rek non c'est 10%. non même buy 10% agent Sénélec yëpp bu ñu doon fay xam nga agent Sénélec yëpp tey ji bu leen doon wax ni fay leen li ki ëpp di fay ci Sénégal parce que 3000 agents la ñu am. 3000 agents yi bu ñëpp doon fay comme sénégalais 10% yi gouvernement bi yokk dana ko yokk ba léegi parce que agent Sénélec yëpp seen consommation représenté wul 0,5% consommation Sénégal. 0,5 laa la wax 100 yu nekk genn wàllu benn. li Sénélec di consommer boo leen jëloon agent yëpp matul lool. donc nit ñi dañuy wax foo xam ni. fonctionnement bi diisul tamit salaire yi bu ñu ko xoolee xool également li nga xam ne mooy recrutement bi. dama lay jox rek benn exemple. aussi est-ce que yokkul li nga xam ne mooy charge du Sénélec. wax naa la léegi ci kaw askan wi. revenu bi état bi di joxe état bi ci boppam moo ko réglé bu la joxee 100 70 yi ci pétrole bi lay dem. 20 yi dem ci investissement yi. 10% yi. mooy dem ci salaire. mooy fay secrétaire yi mooy fay gardien yi mooy fay balayeur yi mooy fay ñeneen ñëpp. 10% yooyu nga yaakaar ni moom moo tax aujourd'hui ñu am na déficit 90% yi fu mu dugg.
70% yi sa état bi doon jox moo doyatul parce que combustible bi moo cher investissement yi état bi dafa jël décision ñu léegi d'ici 2025 Sénégalais yëpp ay am courant